xam ne nag sëñ Bamba nit ku nangu li yàlla def sëñ Bamba noppalu moom nag nangu na ko fan yëpp ñu jaar ci pinc mi te yàgg na fi ñëw lii du ñu guleet te as gor la ku noppi la moom itam ñëw na sëñ bi président Sénat Papa Diop taalibeem sëñ Abdul Xaadir bi ku ànd ak sëñ Abdul Xaadir nag lu baax lu jaay waxaaleel da ngay jënd Papa Diop ñëw na fi waaye yebal na Ibba gi ak sëñ Cheikh Mbacké ak délégation bu am solo ñëw bi màggal gi daa saako jub ñëw na ñëwati xam ni sëñ Fallu mooy Cheikh Abdul Xaadir waaye bu sëñ Cheikh toogee ak sëñ Bachirou rek moom xolam sedd na président Sénat yéen si na fi délégation bu am solo ñëw na président comité rural Abdoulahad Ka moom nag moo teeru gan ñu ànd ak Serigne Mor Seck moom Cheikh Abdoul Khadir ak délégation bi député Aïda Gaye di kenn ci président Abdoulaye Wade moom itam dikk na Serigne Bara Dolly moom itam di kenn ci président ñëw na ak délégation yi ñu àndal yépp délégation yi ci desoon nag Alaaji Njaay moo ko bind moom la ñuy jox kàddu bi mu ubbi bu limee délégation yi ba noppi nag ñu ñëw ci kilifa yi waaye ñu leen di xamal ni daal soppe yi ak xar yi ak wëllëg yi yépp ñëw na kon Alaaji Njaay bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bu tedd bii ci weeru tedd wi ci bisub Cheikh Mouhamadou Fadal di wax alhamdulilahi rabbil alamin ndege ni daaw ñu teew woon ko fii di ñaanaat ci darajey ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba darajey borom guddi gi borom bis bi Cheikh Mouhamadou Fadal yàlla nu ko teewee ay déwéni ginnaaw bi ñu nuyoo nag ci turu ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal Mustafa di Sëriñ Sidi Muxtaar ñu ko ñaanal yàlla na fi yàgg lool te wér ba naa ñi nga xam ne magam yi baax yi ak baayam yi naaloon nañ ko yépp mu àggale ko ci jàmm ba def naa li boppam ci daraja Sëriñ Tuubaa di nuyu itam mboolem kilifa diine ñi nga xam ne teew nañ fi rawatina ki nga xam ne moo waral jataay bi tey muy Sëriñ Abou Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Fadal di xalifa Sëriñ Fallu ñu ngi koy nuyu ak mboolem képp koo xam ne askan na ci waa Maaram ca nekk fii ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci teewaay bi ngir woote ñu wuy si la lu am solo la waaye woote ci ki nga xam ne nii boo ca wootee nit ñi sawar wuy si loolu dafa yomb kooku mooy kan Cheikh Mouhamadou Fadal woote ci dafa yomb lool ndax da ngi jëmm joo xam ne kenn ku nekk ci ñun ku ne boo ko waxee boo ko waxut moo xam muy sa yow wala muy sa waajur waaye soo gëstoo rek am na jaar-jaar bu am ak yow wala mu am boog sa waajur loolee nag ku ci bëri xam nañ ko ku ci bëri am nga soxla wala dara wéet ci darajaam suñu borom dimbali la ca lool kon nag bu wootee yaakaar naa ne suñ ko fayee borom dana war a yaatu dana war a xum kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mboolem képp koo xam ne rek teew nga fi ah délégation yi nag bëri na ñu ci ëpp sax El Hadj Abdoulaye Mbaye wax na ko xanaa ñu dikk ci délégation bi nga xam ne moo fi jëkk moo jiitu muy délégation xalif général de Mouride Serigne Sidi Mokhtar Mbacké délégation boobu Serigne Moustapha doomam moo ko jiite ak Serigne Mouhamadou Lamine Bassirou Khoudia Mbacké ak Serigne Cheikh Bara Abdoul Karim Mbacké ak Serigne Cheikh Bara Abdoul Ahad ak Serigne Cheikh Thioro Mbacké ak ku ñuy wax Malick Niang ak Khadim Diop ak Saliou Mbacké ak Ndiaga Gueye ak ñeneen ñu ñu àndal ñii mooy délégation bi jógee ci seen Sidi Muxtaar mu yabal leen fii ci bisu Cheikh Mouhamadou Fadil
daanaka ñeneen ñi du jar muy koy tudd muy kilifa yi Abdoulaye Mbaye jaar na ci léegi ñoom ñëpp digg del tudd na leen délégation Alaaji Mouhamadou Mamoun Niang délégation Serigne Thierno Diakhaté yooyu yëpp Serigne Khadim Niang jiite ko Serigne Mourtada Niang ak Serigne Fallou Niang Serigne Cheikh Mbacke Khalifa ab Serigne Abdou Khadir Mbacke moom itam tudd na ko kilifa yi yëpp daal Serigne Abdoulaye tudd na délégation kër soose yi Alaaji Ibou Sakho ibnu Alaaji Mouhamadou Fata Sakho yi njiitam ñëw na fi Serigne Abdou Samad Soy bi Oustaz Alioune Sall ñëw na fi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal muy ab coalition imam Fadil Tall la àndal Serigne Mame Mbaye Sylla délégation bi nga xam ne gannaaw délégation officielle bi nga xam ne moom la président Abdoulaye Macky Sall yabal ci ministre bi jiite ko muy Aliou Badara Cissé kenn ku nekk xam ko di doomu kër gi di doomu kër Serigne Abdou Khadir bi lépp kenn ku xam di jullit ànd na ci itam ministre bi ñuy wax Imam Mbaye Niang mi nga xam ne moo yor lépp lu war jëm ci wàllu diine moom itam ñu bokk na ci délégation bi ni mu ko waxee léegi Pape Diop le président Sénat yabal na fi délégation bi Ibrahima Guèye moo ko jiite ak Cheikh Abdou Mbacké ak Serigne Badar Seck ak Serigne Bassirou Gaye ak Serigne Bara Doli Mbacké ak Bamba Diop ak Moustapha Fall ministre de l'intérieur monsieur Mbaye Ndiaye yabal na fi délégation soxna Seynabou Thiam moo ko jiite Mamadou Diop ancien gouverneur di taalibe ci kër gi moom itam teew na fi délégation bi nga xam ne coalition bi nga xam ne moom la tudd Bokk Yaakaar président Idrissa Seck moo ko jiite député Omar Sarr Sidi Bou Kounta Abdoulahat Seck Sadaga Magat Diakhaté Moustapha Cissé Lo Ami Cheikh Diop Mame Karim Mbacké Pape Diop maire de Thiès Est Mbayang Niang Abibatou Konaté Ami Diop Ndeye Sall loolu mooy délégation bi nga xam ne Idrissa Seck moo ko jiite délégation maître Abdoulaye Wade moom itam Serigne Fallou Mbacké moo ko jiite ànd ak député Aïda Gaye Serigne Cheikh Mbacké ak mbooloo ñu ànd ak soxna Aïda Gaye député teewal fi président Abdoulaye Wade Serigne Abdourahmane Niang te imam Mbaye Niang maanaam daal ci gàttal délégation yi ñëpp ñëw nañ ordre d'arrivée bi moo tax duñ ko mën di nekk ci comme dafay xaw a gën a yàggal jotaay bi ñu war leen rek ne délégation parti opposition yëpp teew nañ fi ku fi ñëwul yable nga fi képp teew nañ fi président de la république délégation mi ngi nii président Abdoulaye Wade délégation mi ngi nii yeneen parti yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp kenn ku ci nekk sa délégation ñëw premier ministre Abdou Mbaye moom it yabal na fi délégation ñëw na ak mboolem kii madame Mariama Sarr ministre de la femme yabal na fi délégation mi ngi fi ak mboolem ñi nga xam ne daal màggal gi may wax ne ñëpp la concerné délégation yëpp teew nañ fi ci gàttal kon ñu daal di bañ a sori rek dugg ci waxtaan wi comme ni ngi gudd comme ni ñu ko waxee bala ñoo dugg ci waxtaan wi danañu lancer benn message wax ko muy bu ñu jógee fii ci cérémonie officielle bi ñu nga jëm Ndindi ñu bëgg képp ku ko man moo ànd ak délégation bi ak sëriñ bi ñu jëm Ndindi ubbi fa daara moderne boo xam ne nii Serigne Ahmadou Badawi yu Mbacké moo ko fa liggéey mu jóge woon ci président Abdoulaye Wade mayoon ko mu liggéeyoon ko ak beneen boo xam ne moom moo ko fa liggéeyal boppam ñaar yooyu lañu fas yéene liggéey ubbi ko tey defaale fa pose première pierre centre de santé bu Ndindi ak jàkka duñ fa war a defaale pose première pierre ñu ñaan léegi sëriñ bi wax na ne su cérémonie officielle bi jeexee ñu àndandoo ak ministre bi ak sëriñ bi dem inauguré daara jooju suñu fa jógee door a jëlsiwaat nag fii ci kër sëriñ bu mag bi door a di jublu ci li nga xam ne mooy bernde yi orateurs yi nag ni lay demee délégation yi commune rurale Touba afwan kooku laa waroon a jiitu sax ñëw nañ président Abdoulahat Ka jiite ko ànd ak Alaaji Iliman Gaye Abdoulahat Bousso sëriñ Dame Ndiaye ñu bëri nañ daal jëru ñun maanaam fanweeri conseil ak ñeent bind nañ leen fii waaye di lim dafay yàgg waaye wane na délégation bu rëy la lu mat fanweeri conseil ak ñaar ànd nañ ci délégation bi kon orateurs yi nii lañ ko tërale danañ jox ki nga xam ne
moo fi teewal xalif général di murid Serigne Sidi Muxtaar Mbacke mu wax ci turam muy Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadir su waxee ba noppi danañ jox alaaji Daam Dramé ñu ñu ko baaxoo woon barkeeluwaat ci kaddu yi nga xam ne daanu ko yëkkati ci lu mel nii bu masaanam ci kanam Cheikh Mamadou Fadal ñuy barkeeluwaat ci kaddu yooye ngir moom itam mu def ko en français su paree dañuy jox président commune rurale de Touba astaghfirullah danañ jox alaaji Cheikh Ndiaye Cheikh Ndindi moom itam mu def benn waxtaan bu gàtt benn bi mi ngi jëm ci Serigne Fallou ak lu waraloon mu woote bis bi ak lu waral ñu jox ko njukkal ci bis bi su noppee ñetti tomb la ko def beneen tomb bi dana wax ci lan actualité bi nga xam ne fi moom la ñuy dund muy jamono ji fi mu toll ca sëriñ si kenn ku nekk xam ne ñoom ñooy kenn mën naa ne kenn diine ca ñu toll ci jamono joo xam ne dañu mel ni dañu bëgg a suufal ak kilifteef bëgg koo wàññi ba kenn ku nekk amaat beneen mawxe boo joxaat sa bopp loolee dana ci delsi ba ñu xam ne Sëriñ Tuubaa moom la mu suuxatoon tey jii la gën a suuxatlu bu ci ñëwee jógee nag dana waxaat itam ci li nga xam ne mooy bennoo ci ñetti tomb daal la koy def incha allah bu ñëwee dana ko résumé lépp comme dañu ko bind mawduu bi daal mooy fas yéene nag ca wax fi loo xam ne dana jëriñ doomu aadama yi su noppee ñu jox président commune rurale de Touba Abdoul Ahad Ka mu wax su noppee ñu jox ministre Alioune Badara Cissé ñi nga xam ne moo fi teewal président Macky Sall ak mboolem ñu mu àndal muy le gouverneur de la région ak le préfet ak le sous-préfet ak mboolem membre séeréer yi bu ko defee nag ñu jox Serigne Abdoul Fattah mi nga xam ne mooy wax ci kaddu Serigne Abo Mbacké mu wax tëj waxtaan wi Serigne bi ñaan ñu daal di uti njindi kon bismillah Serigne Bassirou Abdoul Khadir. Serigne bi dafa am sarak yu baax yu yegg si léegi dafa am sarak yu baax yu yegg si léegi muy Serigne Moustapha Mbacké moom Cheikh Abdoulaye Lahad ak Serigne Fallou Mbacké mu Cheikh Ahmadoul Moutada góor yàlla ak Serigne Moustapha Mbacké moom Cheikh Abdoul Khadir sama Serigne yegg si léegi sarak yu baax yooyu yépp Mbacké ñëw nañu te ku ne xam na sa digganteeg moom waaye délégation président Macky Sall boobu mën nañ cee boole sa soxna si nga xam ni moo ko taxawal ca France di soxna Awa Diop di kenn moom itam ci moom ak Cheikh Mbacké Sakho ministre conseiller di ku baax di talibé di kuy jàppale président Macky Sall moom itam ak Abdoulaye Sadaga léegi nag dañuy jox kàddu gi kii nga xam ni sa mag ju baax ja waaw ñu ñëw ñu dee ko alxuraan na ñëw ñu doog a jàll sëñ bi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. jërëjëf 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 ci kàddu yi maanaam dafa am ñaari délégation yu mag yoo xam ne dañ fi ñëwoon benn bi mi ngi jógee Ndiassane ñoom itam ñëw nañ fi délégation bu mag waaye waa Niassène dañ fi dañ fi yeble délégation bu mag ci njiital Cheikh Cissé imam Serigne Cheikh Tidiane Cissé jiital ko muy délégation boo xam ne dañu rëy lool war nañu mat juróom-benni oto ñu ñëw fii moom itam yendu fi démb ñoo itam ñu ngi leen di xamal ne alhamdu teew nañ kon mën ngeen a ko sëriñ bi leeral na Mbakke sa doom ju baax ji sëriñ Galas Mbakke Galas Kaltoom moom itam délégation président Macky Sall bi ñu ñëwee ci moom barki démb dafa ànd ak ñoom dem ca sëriñ Moustapha ñi cérémonie bi benn lay doon sëñ Baara lépp mu ngi ci biir kër sëñ Fallu lépp mu ngi ci sëñ Fallu kon nañu bàyyi ba toog fa sëriñ boo doog a wax lu ñuy wax kon Mbakke ñu leeral la ko bu baax a baax a baax ñoo ngi jox kàddu gi nag sëñ Bachiru Mbakkeem Cheikh Abdoul Khadir sama sëriñ sa mag yi doy nga leen sa rakk yi bëgg nañu la barki dem bi ñu demee France maag yow nga dégg sëñ Muntaxa sa mag ju baax ja dem nuyu ko ba nga yegsee dara ni sëñ Bamba sa maam moo la yebal si damaa waroon a dem ci guddi soxna jaara gi te amuñu lu muy soxna jaara waaye ginnaaw ñëw nga boo fa teewee mel na ne teew naa fa yaa ma fay demal xadim bu mamaral sali sin ba bala si bu sëñ Mbàkke maaram Cheikh Ndiaye ndi ñi sax dana ci ñëw buggee càmbaraaxee lu la mën naa tëb waaye sëñ Bamba sa maam du moroom moo liggéeyal yàlla moo jubóog yàlla sa bàyyi nag bi mu fi nekkee Cheikh Abdou Khadir yilimaan la bi mu fi jógee yilimaan la ba léegi ma nga ci penku jumaa ja moo daan tudd doom yi jullee gi ñëw yi fay war naa fi fay bor yi dikk tey sëñ Bamba sëñ bi bisimilah. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin alqaa'il fi muhkami tanzilihi subhana allasi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allasi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa alsamiu albasir assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi yëkkati kàddu yi ci ndigalulu sëriñ Tuuba sëriñ Cheikh Sidil Muxtar mi nga xam ne moo fi jëmmi sëriñ Tuuba tey ci kaw suuf yàlla na ko fi sunu borom bàyyi lu yàgg loolu te ànd ko wér ba naal yi nga xam ne am na ko ci liggéey ak sëriñ Tuuba mu àggale ko ci jàmm mu yabal fi mboolem njabootam gépp bàyyiwul kenn ci njiitalu doomu Serigne Moustapha mi ngi toog ak mboolem njabootu Serigne Touba ndax ñun ñëpp ku fi teewal nga ko fi mu yónnee ñu kàddu cant ak njërëm jëme ko ci rakkam di xaritam Cheikh Abou Mbacké mi nga xam ne moo toogee jotaayu Cheikh Mouhamadou Fadil te seen ñaari waajur yi ku ne xam seen diggante ginnaaw bu leen Serigne Touba boole leen ci lu bari walbati ko boolewaat leen ci wàllu saahir looloo waral Serigne bi itam digganteem ak Cheikh Sidi Muxtaar ñëpp xam nañ ko mu nangul ko lool topp ci ginnaawam lépp loo xam ne
sëriñ bi digle na ko rek kenn du ko ci jiitu te kilifa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu baax ma danaa wax ñaari yëf yu am solo danaa wax ne sa kilifa loo ca fekk rek loolu ay sa sens bu waxee mooy sa sens bu tabee mooy sa sens bu leneen lu ci nekk mooy sa sens am na jee wax ju am solo jum daa wax itam joo xam ne ñu ngi koy seereel sëriñ bii di sëriñ Abou danaa wax ne kilifa boo ca mënte jariñ mënoo caa sago nee na wàcc ko démb rek la ko sëriñ Abdou Fatah Mbacké ñi nga xam ne ku ne xam ne sama digg moom di seere ci moom te sëriñ bii di ko seere ci moom ci ni mu leen yilifee ànd ko ñoom nga xam ne lépp loo xam ne bëgg nañ ko rek mu bàyyi leen ko loolu nag mooy li nga xam ne moom lañ soxla ci kilifa kon nag yàlla ko suñu borom bàyyi ba naal yi nga xam ne am na ko motli naali ñaari magam yu tedd ya di Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yàlla àggale ko ci jàmm sëriñ bi nag wax ni ñu ngi nuyu bokki taalibe yépp ak bokki jullit yépp ci bis bu tedd bii nga xam ne du jar ma di ci sori ndax ñi war a def conférence ci biir bis bi danañu leeral al isra wal mi'raj gi nga xam ne moo dëppook mbirum Cheikh Mouhamadul Fadil Sëriñ Fallu sunu borom dogal mu gane àdduna ci bis bu tedd bii muy loo xam ne màndarga yu am solo lay joxe ndax ku gane Daaru Salaam ku ne xam ne war ngaa nekk daayatu salaam muy kuy woote jàmm waaye ku gane àdduna ci guddi gi nga xam ne ci la julli juróom wàcce itam war ngaa taxaw lu rëy ci diine loolu nag firnde ja mooy jumaa ji jàkkaarloo tey nga xam ne Serigne Touba moo bindoon wax ne wax fir liman banaw binaaha rafia wax fir liman amarahum bihi jamia wa li jamii man aanahum ala binaiha allazi bi fadlika atla muy Cheikh Mahamadou Alif feeñaat foofa Serigne Fallou nag koo ko xam ku ne xam nga ci moom jikko yu am solo mooy jikkoy jaboote ñëpp ndax jëmm la woon joo xam ne ba mu fiy nekk jataayu Serigne Touba yitte ju waaye masa am ci àdduna rek boo dikkee bu dee wàllug saaxir daana la ko fajal bu dee wàllug baatin itam boo fi jógee sa aaju dana faju looloo waral nag yërmaani jooju nga xam ne ambaloon na ko mboolem jullit yëpp sunu borom faye ko wëlbati xol yëpp ñëpp maase ci sopp ko bëgg ko mu gën a leen seen bopp ba nga xam ne ku ne xam na ne Cheikh Mamadou Fadil ginnaaw boo xam ne gisatuñ ko ci saaxir ci leen mbiram gën a yokk gën a màgg kon nag ñi ngi taasu ci barkeem di ñaan képp koo xam ne indaale nga fi aaju rek suñu borom faj ko te wóor na ma ne ci darajaam itam lépp lu fay indaale te ànd ci ak pëstéef boo ko ci fasee suñu borom daan la ci defal tawféex li ci dolli ko waat nag Cheikh Sidi Mokhtar wax ko ndax moom day jëmm joo xam ne Serigne Touba da ko fee teg ngir mu war a digal nit ñi tere leen ndax diggante taalibe ko sëriñ buum googu rek moo jokkale seen diggante mooy lu mu leen digal ñu jëf ko te duñ ca xalaat naan la ko sëriñ bi tere leen wa ma huwa salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari moom nag digalam yépp weesuwut lim daan digle mooy jaamu yàlla nangoo liggéey wattandi ko ak tooñ ndax loolu rek mooy li Sëriñ Tuubaa daa santaane mooy tam loolu rek lay yeesal ndax xam na ne moom moo njaboote mboolem taalibi Sëriñ Tuubaa yi waaye jullit yépp la jaboote ndax Sëriñ Tuubaa foofu la nekkoon te rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ci yéen ku ne ab sàmm la te ku ne dana laaj la nga doon sàmm bu ëllëgee moo tax nag taalibe yi moom amul jënd yitte jur ñoom mooy dëkk bi ak njaboot gi kon nag mi ngi xam le ne képp koo xam ne gis nga taalibu Sëriñ Tuubaa foo ko fekk rek na nga xam ne ci njabootam la ndax dafa am benn bindkat boo waxoon ne
buñ la sàmmloo gétt boo gisee aw nag soox nga wàcc, bu aw nag daanee nga wàcc, bu ruuree nga wàcc, ñaar da nga delluwaat te doo dese gétt. loolu waral nag sëriñ bi xam gi mu xam loolu, xam responsabilité boobu moo tax taalibe yépp ak njabootam lañ. njaboot nag bu yaatoo faw ni suñ borom bindee àdduna noonu la baaxoo di demee. ndax boo xoolee ci mbind Sëriñ Tuubaa yi da ngay gis muy wax na xulubu jumlati lazina aflahu li tawajjahat wa rabbil muslihu. mu mel ne kon xooli ñi nga xam ne ñëpp dañoo maase ci nar a tax suñu borom dogal na ñu dëgmal Sëriñ Tuubaa bëgg ko, waaye nag bu ñu agsee ci moom ba noppi nag mën nañoo àndaale lu ne, waaye buñ dikkee ba ci biir nag ci leen sëriñ bi di defar. loolu nag la sëriñ bi xam, moo tax moo xam ne moo njaboote taalibe bi yépp. kon nag mi ngi koy dénk ñëpp, di ko dénk kilifa yi àdduna yi, di ko dénk njaboot gi yépp. ndax àdduna ak àllaaxira dañ fee bokk nekk lenn lu ci ne muy ñaari yoo xam ne mënuñoo ñàkkante. mu mel ne ñaari béjjini yi ci nag wi benn bu ci ne ak la muy liggéey, waaye nag kenn ku ci ne bu nekkee ca la mu war a ne duñ daje. waxtu wuñ dajee rek nag wa faatu na wala mu gaañu, moo tax waruñoo daje. kenn ku ci ne la war ci sa morom nga di ko def. mooy li Sëriñ Tuubaa doon misaal ci mbindam di wax ne ñaar rek moo fi ne: inna makkanna lahu fil ardi wa ataynaahu min kulli shay'in sababan, ak abdan ataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min laduna ilman. loolu nag mooy mbirum Sëriñ Tuubaa mii nga xam ne suñ borom da ko defal muy loo xam ne lu tege ci loxoom la te ba addunay tukki saa su xëyee day yokk, ndax lu mu jaayante suñu borom la ba suñu borom jox ko muy loo xam ne bis bu set day gën di yees, di gën a yokk, di gën a màgg. ndax boo delloo ci histoire nit ñi dafa baaxoo saa su adduna yàggee seenu ngëm day mel na luy doy di. bu ko defee nag ñi nga xam ne xam nañ doy di googu ci doomu aadama ñu sukkandiku ci loola ngir bëgg a woyofal ngëmum nit. ndax boo ko seetloo tubaab yi ba ñu dikkee ci monde arabe bi dikk bëgg leen a soppi ci seen ngëm-ngëm, ñoo xam ne mënuñ leen tàggale ngëm-ngëm la, dañoo fexe ba baat yi nga xam ne moom la julli di gën a fonk ñu fexe ba baat yi ñu woyofalal leen ko. ca yooyu jamono moo tax lu mel ne léegi ba léegi sax mi ngi am da ngay dégg ñu ne diw islamiste la, buñ la ko waxee rek te fekk yow ab jullit nga waaye da ngay ragal. ci biir yoon bi itam da ngay dégg ñu wax ni diw ab daanukat la, nga ne man du ma ab daanukat, te fekk na daanukat tur yi amul solo, waaye la mu làmboo rek mooy la am solo. kon nañu xam ne lépp loo xam ne nit gëm na ko bu fekkee dëgg la ci moom wërta complexe ci nettali ko, wërta complexe ci di ko wax ci kanam ay nit. ndax li ñuy waxtaane tey muy al-Israa wal Mi'raaj di rañaanu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, fépp foo xam ne kurul ab julli nee na fay sañ ko faa waxtaane. moo tax xar baaxi Sëriñ Tuubaa itam fu ne waris na ko faa mën a waxtaane ci bu fekkee gëm nga ko. ndax ki ngay waxal moom ngëm, ki nga xam ne moom ngay waxal tam lay diglu rek mooy la am solo. ki nga xam ne nag ak xet gu suñ bi xeeñu ko kooku jërta waxal. moo tax li ñu koy tëjee rek mooy dolliwaat taalibe yi Pastef ñoo xam ne Sëriñ Tuubaa fàggul nañu loo xam ne kenn mënu ko fàggul soobu. ndax moo waxal boppam ne kullu muridin bii yaleesu yasaadu wa innahu min al azamu baadu. bépp taalibe boo xam ne aju na ci man te yaakaar ma dana taxe te bu ëllëgee suñ borom dana ko sori lool. waxitam ne taabusi taalluqin bi yazul bi jaahi man ilayhi wujjiha nusul. kon nag nañu jëlaat suñ lépp jëme ko ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa, te liggéeyal Sëriñ Tuubaa itam nag buñ ca dàcc buñ ca tàyyi. bu ñu toog ca këram rek di yéene di wax ne maa ngi liggéeyal Sëriñ Tuubaa, loolu du liggéeyal Sëriñ Tuubaa. liggéeyal Sëriñ Tuubaa ciy jëf lay nekk. te Cheikh Mamadou Fadi mi ñuy waxtaane tey firnde li ca. moo tax boo delloo ci alxuraan da ngay dégg suñu borom di wax ne laa yastawi alqaa'iduuna min almu'miniina xayra uli darari wal mujaahiduuna fi sabilillahi bi amwaalihim wa anfusihim ala alqaa'idiina darajatan wa kullan wa'ada Allahu husna wa faddala Allahu almujaahidiina ala alqaa'idiina ajran aziman. moo tax ña toog seen kër jàpp ne loolu liggéeyal Sëriñ Tuubaa la
nañ ko génne ci biti ndax ñi nga xam ne génne nañ ci biti di jànkonte ak jafe-jafe yi ngir yëkkati woote Serigne Touba ñooñaa ëpp daraja noonu la ko suñu borom wax ci alquran. li may jeexale rek mooy ca Mauritanie ndax ki nga xam ne xamut des koy xamal ndax Serigne Touba dafay ñëw bis ci naar yi waxtu tisbaar ba mu waxee naar yi bari lool ka nga xam ne moo nekkoon imam ja daal di wax Serigne Touba ne ko doxal ci kanam ba mu doxee jiite ta naar yi fa nekkoon yépp mboolem naari gànnaar yi fa nekkoon di sikki sàkk lool ci seenum xel ndax jaaxal bu mu leen jaaxal wax ne kii daal gan la tey nit ku ñuul la ba noppi kii wëlbatiku nekk imam di ko jiital mu jaaxal leen kooku nag yii fi naqari ko lool waaye mu ne ceel waxu leen dara ba waxtu takkusaan jotee mu yónnee ci mboolem kër yi ca dëkk ba yépp ne kenn ko na nga jullee sa kër ba takkusaan jotee ñu noddu képp ko taxaw ci sa kër boo li xaamee boo kàbbaree rek Serigne Touba taxaw ci sa kanam kon comme mooy jëm Serigne Touba. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. jërëjëfati Mbacke yàlla na nga gudd fa lii tax sa mag yi wóolu la de sëñ Modou ma ne woon buy tàggoo tukki dinaa ko bàyyi du dem fenn yàq dërëb yoon jërëjëf Mbacke sëriñ bi xanaa leeral la rek commissaire Thierno Diakhaté mi ngi nii toog mii yoroon aj gi te ba mu ko yoree ñun waa Touba ñun ñëpp ñu gisoon te suñu bopp ma nga nee délégation Alaaji Tidiane Niang ku baaxit yegg si léegi di imam Mbaye Niang tubaarkàlla moom itam di kenn ci diini ji ak réew mi Serigne Makhtar Diène moom itam ma nga nee di kenn ci président Macky Sall waaye di taalibe Serigne Touba di sëtu Cheikh Issa moom itam ma nga nee toog Mamadou Mboub mooy directeur cabinet Ibrahima Sall ministre bi ñu dénk njàngale mi moom itam yegg si na ma nga nee toog léegi nag ñu ngi jox kàddu gi Serigne Dame Dramé xam ngeen ni bu sëñ Fallou Massa toog si ngoor génn Alaaji Dame Dramé moo daal lakk loolu yàgg naa jib de xel général génn président de la république génn ba muy tukki dootu jóg Touba sëñ Dame daa ko def loolu la ca kàddu nag la lu bëgg Alaaji Dame Dramé barkeelu ci ñun ñëpp ñu àndandoo déglu ko bisimilah. ñu wax rafetlu ni commissaire Mansour Diop mu baax mi te bëgg lool Touba yor doomi sëriñ bi di ko baax nag Mbàkke di ko yaatal bi mu yoree commissaire bi ku ci am cër jox na la ko moom itam ñëw na fi depuis démb mi ngi fi waaye nag moom goro la ci kër gi ci màggal gi la bokk. Honorables invités, j'ai reçu l'ordre de vous transmettre le message suivant. La famille d'El Hadj Falilou Mbacké remercie l'ancien président Abdoulaye Wade pour l'élégance avec laquelle il a quitté le pouvoir après ses nombreuses réalisations et lui souhaite à lui, à sa famille et à ses compagnons une retraite paisible. La famille d'El Hadj Falilou Mbacké félicite très chaleureusement et très solennellement le président Macky Sall pour son élection triomphale et plébiscitaire à la tête du Sénégal dans le calme, la paix et la tranquillité. La famille d'El Hadj Falilou Mbacké souhaite au président Macky Sall une magistrature heureuse et prospère pour qu'il puisse hisser le Sénégal au très haut niveau où il souhaite le placer. Fin du message. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le représentant du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, yàlla na fi yàgg te wér. Monsieur le représentant du chef de l'État, chers et honorables invités, Serigne Abo, obéissant de nouveau à votre aimable invitation, je suis tenu de vous parler encore
aujourd'hui de plusieurs El Hadj Falilou Mbacké méconnus du grand public. D'abord, El Hadj Falilou Mbacké, précurseur du bio. Dans un certain sens, on peut considérer El Hadj Falilou Mbacké comme le pionnier de l'agriculture bio. Car, en plus de l'engrais organique produit par le dépôt naturel de ses nombreux troupeaux, qu'il déplaçait par rotation sur l'ensemble de ses champs, réalisant ainsi une intégration harmonieuse de l'agriculture et de l'élevage, il était le premier, tout au début des années 50, à pratiquer l'engrais vert, méthode inconnue à l'époque et qui heurtait sensiblement les traditions culturelles du paysan, car il consistait à enfouir dans le sol, à l'aide de tracteurs, des pousses de mil arrivées à une certaine hauteur, agréables à voir et porteuses d'espérance. Ce beau et jeune mil en herbe, prématurément fauché et enfoui sous terre, fertilisait à grande échelle la terre et permettait à celle-ci de donner des rendements accrus et des qualités dépourvus de pollution chimique, ce qui ne l'empêchait pas par la suite d'utiliser rationnellement les engrais artificiels compte tenu d'énormes surfaces qu'il emblavait. El Hadj Falilou Mbacké, pionnier de l'agriculture moderne et intensive, comme j'ai déjà eu à le dire, il fut le premier à s'occuper de tracteurs modernes dans sa concession agricole de Allier, à un moment où l'agriculture était uniquement pratiquée à l'aide d'instruments traditionnels, hilaires ou d'abat, etc. Sur des parcelles rectangulaires de 1000 mètres de long sur 250 mètres de large, entièrement dessouchées et ameublées par un labourage profond effectué par les tracteurs. Ces parcelles étaient séparées par de larges brisements pour combattre l'érosion du sol et de larges pare-feux pour combattre les feux de brousse. Et ceci à un moment où la lutte contre la destruction de l'acostumus par l'érosion du sol et la propagation des feux de brousse n'était pas encore bien ancrée dans les mœurs culturelles du paysan. Et quand ces concessions agricoles de Allier et de Ndindi se révélèrent notoirement insuffisantes, il obtint du gouvernement le déclassement de 3000 hectares de forêt, de terre dans la forêt classée de Djodji, à la lisière occidentale du Ferlo, à une trentaine de kilomètres à l'est du Touba, et ce fut la signification générale. Un champ à la dimension d'un canton, du jamais vu. C'était un défi historique, presque une gageure. Les grands dignitaires de la confrérie mouride, à tour de rôle, à la tête d'innombrables légions de talibés enthousiastes et exaltés, déboisèrent, dessouchèrent et rendirent cultivables en un temps record ce qui était considéré alors comme le plus grand chantier agricole du Sénégal, et ce fut Touba Bogo. Les 45 000 hectares de Khelkom avec Serigne Saliou Mbacké vinrent par la suite confirmer que Serigne Touba amul tànk gannaaw. Autrement dit, que le mouridisme est en expansion continue. Il était le premier sous nos cieux à pratiquer à une si grande échelle la jachère qui permet le repos biologique des terres et la régénération des sols. En combinant la jachère et l'utilisation rationnelle des sols, en combinant l'engrais organique et l'engrais vert, la protection des sols contre l'érosion et la protection de l'humus contre les feux de brousse, on pouvait avoir des rendements considérables en cultivant pendant de longues années les mêmes surfaces, puisque les sols n'étaient jamais approuvés. Et ceci sans avoir besoin de recourir à une déforestation effrénée, destructrice de l'écosystème. C'est le lieu ici de souligner que de tout temps, les khalifes généraux de Mouride ont été les plus grands producteurs agricoles de leur époque de manière générale. Depuis le grand Serigne Mamadou Moustapha Mbacké jusqu'à Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, en passant par El Hadj Falilou Mbacké, Serigne Abdoulahad Mbacké, Serigne Abdou Khadr Mbacké, Serigne Saliou Mbacké et El Hadj Bara Mbacké. El Hadj Falilou Mbacké, modernisateur de la ville de Touba. Il a doté le puits en eau profonde dénommé Diadjital, situé à quelques kilomètres de la mosquée de Touba, d'une pompe hydraulique immergée de grand débit avec crépine dernier cri et bassin de reprise. Par ses canalisations souterraines, il alimentait le grand bassin à ciel ouvert devant le domicile du calife, réservé à la population, et un autre bassin réservé à la construction de la mosquée située sur la façade latérale nord de celle-ci. Ces canalisations souterraines étaient l'ébauche de la future eau courante de Touba. Ce puits de Diadjifal, pratiquement intarissable, a permis la poursuite de la construction de la mosquée de Touba, de la reprise des travaux à leur achèvement. Il a été foré par son bien-aimé grand frère, Serigne Mohamedou Moustapha Mbacké.
Il dota également la ville de Touba d'un puissant groupe électrogène qui servait à la sonorisation et à l'éclairage de la mosquée, alors en construction, de la résidence du calife, de la place publique et des environs. Ces réalisations modernes, révolutionnaires à l'orée des années 50, en pleine savane du Babel et si éloignées du centre urbain, étaient financées entièrement et à coût de millions par El Hadj Falilou Mbacké, qui prenait également en charge le coût de leur entretien sans aucun concours du gouvernement colonial ou de l'État du Sénégal qui lui a succédé. Et ceci pendant de nombreuses années. Ce groupe électrogène était l'embryon de la future électrification de Touba qu'El Hadj Falilou Mbacké fit effectuer par le gouvernement du Sénégal indépendant en 1960 à partir de Dakar. Le cimetière de la ville bénie de Touba, dernière demeure souhaitée de tout mouride, autrefois entouré de frigères, a été pour la première fois entouré et clôturé entièrement par un mur d'enceinte de haute taille réalisé par le regretté Abdoul Aziz Mbaye sur son initiative personnelle. Initiative entérinée et bénie par El Hadj Falilou Mbacké qui finança symboliquement la dernière partie des travaux de l'ouvrage. Et le hall de prière mortuaire, éclairé et ventilé, qui se dresse à l'entrée du cimetière, a été réalisé par le Daïra Mouride de Kaolack sur sa propre initiative. Initiative également entérinée par El Hadj Falilou Mbacké, la construction a été supervisée par son deux vieux représentant à Kaolack, Alessandra Gueye. El Hadj Falilou Mbacké, humaniste. Son humanisme n'était pas seulement proclamé verbalement, ni abstraitement, mais pratiqué concrètement, quotidiennement. Soulager la souffrance et la misère humaine était son sacerdoce, son lot quotidien. Ses actions caritatives ne sont plus à évaluer tant elles sont nombreuses et variées. Les importantes mosquées qu'il a construites, celle de Mbacké par exemple, et celle qu'il a aidé à construire dans le pays ne se comptent plus. À commencer par la grande mosquée de Dakar, où ses contributions annuelles importantes, à coût de millions, étaient acheminées à Dakar par votre serviteur et étaient très appréciées par les dirigeants du comité de construction. Toute personne humaine avait droit à son immense sollicitude, sans considération de secte, de confrérie, de race ou même de religion. À l'instar de Serigne Touba, qui répugnait à tendre la main à un autre qu'à Dieu, El Hadj Falilou Mbacké lui aussi n'a jamais voulu tendre sa main à un autre qu'à Serigne Touba. C'est pourquoi, à une époque où le plus petit projet, tout le monde avait tendance à courir vers les pays arabes pour solliciter leur aide, El Hadj Falilou Mbacké a terminé la construction du plus grand temple religieux du continent africain et toutes les autres réalisations de son magistère sans solliciter aucune aide intérieure ou extérieure. Et ceci dans ce Sénégal d'hier, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, dans ce Sénégal de la colonisation et de l'immédiate post-indépendance. Un des exploits les plus prodigieux d'El Hadj Falilou Mbacké, c'est d'avoir réussi à effectuer, concomitamment à la construction de la mosquée de Touba, toutes les autres réalisations de son magistère, nombreuses et variées, sans que celle-ci n'entrave ou ne retarde celle-là. La construction de la mosquée de Touba à elle seule était un prétexte pertinent et suffisant pour geler ou renvoyer au calendrier grec tout effort financier ou matériel. Mais El Hadj Falilou Mbacké ne s'est jamais dérobé à ce qu'il a toujours considéré comme sa raison d'être, soulager la misère humaine partout et toujours. Sa générosité légendaire drainait vers lui le solliciteur de toute espèce, de tout milieu et de tout genre. Ses largesses incommensurable, de toutes sortes et de toute nature, prodiguées dans la plus grande discrétion, ont soulagé les problèmes sensibles et aigus d'une multitude de personnes de toutes conditions sociales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Sénégal. Quand, disais-je, pour les plus modestes projets, la tendance était de solliciter les pétrodollars des pays du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient, de ces mêmes pays pétroliers du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient, accourus de personnalités, et pas des moindres, Saoudiens, Égyptiens, Irakiens, qui venaient ici, à Touba, recevoir des paquets consistants de saïlo francs des mains de El Hadj Falilou Mbacké, dans le sens de la fierté, de l'honneur et du job mouride, réjaillissant sur l'homme noir, démontre qu'au rendez-vous universel du donner et du recevoir, l'homme noir ne vient pas seulement avec la main vide et tendue, en quémandeur et en receveur, mais avec les mains pleines et chargées en donneur. Enracinement et ouverture, El Hadj Falilou Mbacké est également cela. Enracinement dans les valeurs profondes de l'islam et ouverture au progrès tant qu'il n'est pas attentatoire au dogme. Tels étaient Serigne Abo, quelques-uns des aspects de votre illustre et vénéré ascendant El Hadj Falilou Mbacké,
dont le souvenir demeurera impérissable dans la mémoire collective des Sénégalais et des hommes, et par la grâce de qui nous implorons le Tout-Puissant de vous laisser longtemps, très longtemps, à la tête de sa grande et précieuse famille, derrière notre bien-aimé guide Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, à qui nous souhaitons une longue vie et une santé de fer pour nous permettre de briller de mille feux dans l'exécution des grands chantiers qu'il a l'ambition de réaliser pour Serigne Touba. Jërëjëf Serigne Fall. jërëjëf Serigne Dame Dramé ku dégg fi nga jaar da nga xam ni Serigne Fallou liggéeyal na Serigne Touba bu baax a baax kontaan nañu bu baax Serigne bi ñuy rafetlu bu baax teewaayu Serigne Fallou Mbakkeem sëñ Modou Fati Xari ci turandoo yi Alaaji Njaay nee na ma def ci jëf-jëf ju rafet te doon ci jàmbaar moom itam ñëw na ak Serigne Makhtar Jaxate mi nga xam ni moom itam tubaarkàlla kenn la ci Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké borom ngot ak nguur ak jàpp ndal kenn ku ne xam ne jëfam ci biir kër Serigne Fallou moom itam Mbacké mi ngi nii toog ñu jox kàddu gi nag Alaaji Njaay Cheikh Ndindi na jege si ñëw nii am tuuti rek lu mu leeral am na solo lool bu ko defee ñu déglu ko bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bi ñëpp di ci jiital sëriñ Abou Mbacké di ko ndokkeel ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxawal ko ci kër Cheikh Amadou Fadal ak mboolem njabootu sëriñ Fallilou gépp ak mboolem kilifa yi fi nekk yëpp ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci sëriñ bi ngir jàllale kàddu yi nga xam ne moom la ñuy bëgg a jàllale ca ñu lott ci lool waaye nag saa bu ñu joxee ndigal da nga jéem la nga man insha allahu taala ndax ndigal moom jëfe rek la sant kàddu yi nag xam naa lu bari ci liñ naroon a njëkkee wax ko Cheikh Amadou Fadal danañ ci dog ngànt ngir sëriñ Bachirou Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne taxawaayam rafet na lool ay kàddoom rafet lool mu nekk it wax dëgg yàlla sagub yoon wi ci fépp fu mu taxaw fépp fu mu teew fépp fu ñu yëkkati kaddu ñu ngi sëñ Ablaye waxee léegi kaddu ko bu rafet lay doon li mu wax ci Cheikh Amadou Fadal di loo xam ne mënu si indi lu ko gën a rafet ci jikko ya ci melokaan ya ci loolu rek mooy solo ci ñun waxtaan bi Serigne Fallou jotaayam bi liñ ci war a jariñoo ñun mooy jan jikko lañ mën a roy ci moom ci jikko yu baax ya nekkoon ci moom ca melokaanam ya ca jaamu yàllam ga ca fonkoon doomu aadama yi ca lewet ga ca yërmaane ga ca mën a muñ ga ca yaatu ga ca suufe ga nga xam daana ko suufeel boppam ba tolloog ñëpp ca bëggal ñëpp ak jàmm dawut nangu kenn bëtam xonq mu wax si moom ca wéexalu ko loolu ku nekk ci ñun war na ca jéem a roy Cheikh Amadou Fadal kon loolu lu yaatu la loo xam ne mënees na ca wax lu bari waaye li nga xam ne moom lañ ci wax léegi dana doy sëkk waaye yërmaandeem ja nag danañ ci wax tuuti di nga xam ne làqaloon na ko jaam ñi moo ko waxal boppam dane woon man day doomu aadama yëpp yërmaande ji ma leen dencal mi ngi mel ne ginaaru jaboot goo xam ne daa buuf ci ay cuujam benn cuuj fedd ca di dox fële ab caali seen ko bëgg a fëkk cuuj ba nee na buy daw di wàllu ji cuuj ba na muy xëre ci cuuj ba mucc noonu laay yéene doomu aadama yëpp jàmm noonu laa leen ëmbali ñun ñëpp yërmande am na kuy doomu aadama rek waraa fi kulli xalqin xaqan an xalaqa moom daan jëfante ak yow muy sàmmonte yow yàlla mi nga xam ne subhanahu wa taala moom moo bind bu loolu jàllee nag mbokk yi kàddu yi ndaw la ñuy wax yu jëm ci ni ko sëriñ Alxaaji Njaay waxe léegi ci tomb yi nga xam ne tomb yu gàtt la yu ñuy tënk la insha allahu taala benn bu njëkk bi mooy lu jëm ci dëkk bi ñu nekk muy Touba ak dëkk yu mel ni moom dëkk bi sëriñ Touba radiyallahu anhu moo ko sanc yàlla dogal bi ñu ko sancee ak léegi téeméeri at ak lu topp la ci néewaane ci àdduna bi fooy fekk dëkk boo xam ne bi ñu ko sancee ak léegi ka ko sancoon ay doomam bi fi jógee yàggul ay sëtam toog nii dëkk ba am dayo bi nga xam ne moom la am Sénégal gi ñu nekk mu nekk fi ñaareelu dëkkuwaay ci réew mi
yàlla dogal it mboolem njabootam gi ñu yoroon moom Serigne Touba gépp di ay doomam di ñu tarbiyee woon ñu nekkoon ñoo xam ne loolu lañ taxee woon sanc ay dëkk ba yàlla dogal carte géographique bu Sénégal boo ci dindi woon njabootu Serigne Touba dëkk yi ñu sanc da nga bari àll bu booy lool da nga bari àll boo xam ne daan fay la kon ñooñu nag wàccuwaay bi ñu war a am ak dëkk boobu wàccuwaay bi ñu war a am munta yem ak dëkk boo xam ne xëy na tollut ak daye boobee dañuy bàyyiloo xel bu baax a baax ne dëkk bii ñu nekk muy Touba moom day dëkk la boo xam ne ni ko Serigne Touba sanc woon woote woon ko wutal ko aw yoon woo xam ne moom la ko rëddaloon muy Matlabul Fawzayni ñaana ci yàlla lu nekk toroxlu ci yàlla lu nekk bu dee ñaan na ko bu dee sarxu na ko bu dee yalwaan na ko bu dee wayaan na ko ni muy def yàlla mi nga xam ne du jeexal dara def na ko dëkk bii ni ñaan na ko ci ñoo xam ne àgg na ci nan ko wajlub lahal xayra min al jihad asit juróom benni wet yi am yépp kaw suuf penku sow càmmoñ ak ndeyjoor wet yépp ak kanam ak gannaaw wet yépp na fay xéewal di dikkee di jóge fu nekk di ñëw ci dëkk bii loolu tax damay faral di wax ne képp ku bañ doxin bii am ci dëkk bi di sëñ Ablaye Mbaye Peex di faral di wax booy boo nga gëmm ndax borom bi subhaanahu wa taala dafa am koo xam ne dafa jaayanteeg moom joxoon ko léppam musa am bés bu neex musa am waxtu bu neex musa am seconde bu neex musa am lenn lu neex léppam yàlla la ko joxoon ñaanoon yàlla nag nga xam ne moo ne woon boo ma ñaanee ma may la lam diggee woon ak moom lépp mu def ko borom bi subhaanahu wa taala moom it lam diggee woon ak moom du ko def jamono ji nekk mu di dott ay xéewal mu jëm ci dëkk bi loolu kum neex ak kum naqari moom mooy am moo tax dëkk bi wàccuwaay bi mu am ñu war ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ci ne wàccuwaay bu réeréy la bu ñu war a jox daraja njabootam giit ni njabootu Serigne Touba gi dañuy tënk rek ndax waxtu yi njabootu Serigne Touba giit radiyallahu anhu ñoom seen teraanga ñi ngi leeral ne ajuñ ko ci kenn seen teraanga dañ leen koo fàggul dem borom bi subhanahu wa taala ci boppam jaam bii di Serigne Touba radiyallahu anhu ñaane ne ko nu ne ci xéewal gi nga xam ne moom mooy dikkal ak njabootam loolu kenn mënu ci dara njabootam gi ku ci gane àdduna di xale bu ndaw bu yàlla dogalee ñu ñawal la mbubb mu am poos ku dajee yow ñu ne Mbàkke la sant la nga yelloo day daal di dem daal di cay def ki ñuy jox xaalis xamul lu ab xaalis ñoom teraanga ji dañ ko judduwaale seen teraanga dañuy gane àdduna fekk ko ànd ak ñoom képp ku fi nekk teraanga jooju dañuy ànd ak ñoom ba ñuy faatu teraanga ji ajuñ ko ci kenn benn doomu aadama bu yaakaar ne yaa yor teraangal njabootu Serigne Touba gii ba boo téyee sa loxo ci ñoom ñu yëg ko boobaa nax nga sa bopp seen teraanga ku fi nekk dañ ci ànd ak yow ngay dund ñuy tedd nga bàyyi leen fi ñuy tedd faloo ko folli ko moom ñoom nekku ci ñoom dañuy falu ba faw ñoom amul kuy folli ko ci ñoom seen teraanga day nekk ci ñoom guddi day nekk ci ñoom bëccëg loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax Cheikhul Khadim radiyallahu anhu moo leen ko fàggul dara ji leen yàlla joxit nag dara ji leen yàlla jox amul kenn ko mën a dindi kenn koo xam ne yaakaar nga ne mën naa dem ba nit ñi yem da ngay nax sa bopp yàlla moo ne wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'di darajaat yàlla nee na yéen doomu aadama yi maa yëkkati daraja yi ñii teg ko ci kaw ñii réew mi ñu nekk président bi ko jiite magu fi rawu fi gënu fi juddu sut fi am njàng yàlla moo jël daraja jooju jox ko kon daraja ñi mu jox ñu ci des nag nañ nangule président ak darajaam ba bu nee ñëpp a yam dañuy nax suñu bopp ndax ministre dong bu jugoon jaar ci tëli bii comme tollool ci tëli bi dañ lay wàcce ba ministre ba jàll kon mbir mi yemuñu kon jabatu Serigne Touba gi dara ji leen yàlla joxal kenn mënu leen koo xañ loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax léegi tege mooy ñun taalibe yi ñun murid yi nañ bàyyi xel ne ñun murid yi ay nit jug nañ guddi bëccëg jël média bi di ko jëfandikoo télé yi rajo yi def ay pression suñ kaw di ñu xañ Pastef bëgg ñoo xañ Pastef naan ñu taalibe yi kenn mënatu leen jox ndigal taalibe yi topp nañu sëriñ si déglootuñu leen loolu ay caaxaan de wallahi alazim saa bu sëriñ si joxe leen ndigal ñoo xam ne ay caaxaan sëriñ si dañu doon cell rek mboolem ñi fi xewoon jaar jàll sëriñ si dañu doon cell rek ñàkk a joxum ndigal sëriñ si nag bàyyi leen taalibe yi ku nekk def la nga def moo tax lu nekk mën naa am waaye ku sëriñ si joxe ñoon ku nekk kooku mooy fal loolu moom mooy li am sëriñ Touba fii képp koo xam ne joxe ñoon na ko sëriñ Sidi Muxtaar ne murid di ànd leen ci fii ndaxte sëriñ si murid yi sëriñ si campagne yi leen wooyuñu leen wootaluñu leen defaluñu leen benn neexal murid bu nekk yaa waaxul sa bopp lambutu sa kër sëriñ dem bàgg ci moom sukk ci kanamam ne ko maa jaayante yow adduna ak àllaaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi jaayante booba nag dara bu mu ñu ko xañ mbokk yi am na ñoo xam ne dañoo fas yéene tënk suñu kilifteef yi bàyyi ñu suñu sëriñ si ñu wan leen ginnaaw nar ñu tënk ci ay yanamaar ak M23 yu kenn xamul dinañu jox yeneen kilifa yu bees nañu lànk suñu kilifa yi duñ moroom ñooñu ndax ku la tënkil sa kilifa da lay tënkaat ci geneen kilifa ñi naan kilifa yi duñ joxe ndigal waruñoo joxe ndigal ay caaxaan la ndax damay faral di wax ne bi campagne yi ubbi da ngay dégg ñu naan kilifa yi waruñoo jox ndigal sëriñ si bu leen joxe ndigal ñoom ñu naan sëriñ si bu leen joxe ndigal ñoom haute personnalité yi maanaam ñi gën a kawe muy sëriñ si ñoom la ñuy joxe ndigal yaa ngi naan leen sëriñ si bu leen def nangam bu leen joxe ndigal kon ñoom ñu ngi jox sëriñ si ndigal kon sëriñ si jamono gi ne sañ nañoo joxe ndigal taaliba bu nekk nag war ngaa bàyyi xel bu baax a baax ne sa sëriñ bu joxee ndigal war ngaa am sax ne yow yaa jaayante woon ci kanamam
ne ko looma nag moom lu man doon looma bu dul lu naqar yàlla rek bu la ko sëriñ bi digalee da nga ko war def kon nañu góorgóorlu bu baax a baax ba suñu poste yi bu ñu ko dara xaj li ñuy jeexale mbokk yi ndax waxtu yi sàmmante waxtu yi mooy sëriñ bi ñu ñuy digle ñu del si waat ci yarum ndaw ñi jàngal ndaw ñi taxawu ndaw ñi ndax kat nañu xam ne ndaw ñi léegi liberté bi ëpp na jikko yu yàqu yi ëpp na melokaan yi day waar yi ëpp na télévision yi wane yu xamu doon kenn xamu ko col gu ñaar gu raf la ji ëpp na melokaan yi yeeg fekk ni nga xam ne bu dégg ba tey ñu ngi koy wane ci télé yi loo xam ne dañ ko rusoon a gis rusoon koo dégg jombale woon ko suñu bopp léegi mi ngi tasaaroo ci réew mi waxtu wu nekk sëriñ bi nee na mi ngi digal ku nekk waajur mu mën di doon ku nekk sa responsabilité nga taxaw ci sa njaboot yar leen jàngal leen te xam ne yow la yàlla joxoñu ne la yaa ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara fexeel ba bul dem sawara waaye fexeel ba bul sa njaboot dem sawara ku nekk ci ñun sëriñ bi nee na nga xam ne yaay responsable ci kanamu yàlla subhanahu wa taala yawmal qiyaamatil akbar dañ la laaj sa njaboot gi nu leen taxawoo nu leen yaree nu leen defare te bu ñu leen taxawul njaboot gi yëllu leen ci kanam tuuti danañ am tibu sénégalais boo xam ne kenn du xam bu mu doon ngir jikko yàqu yi nga xam ne ñu ngi ko jëmbat ci su ndaw ñi te ndaw tey ñooy nekk ci mag ëllëg kon war nañu góorgóorlu ba mag ëllëg bu ñu jëlut ñoom tey ñu jéem a mel ni ñoom ñoo ngi jégalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Alaaji Njaay Cheikh Ndindi coow li sax léegi mu dakk na ba noppi ndax boo nee sëñ Bamba ak ñëpp a yem te ñëpp wàcc la fa ba wuti sëñ Bamba da nga toog bu mu jàng xam ne sëñ Bamba yëmut ak kenn boo nee bu kenn jëm Touba wate la romb ak cortège yi ñëpp kon ne jëm Touba nga toog gisoo kenn ku jëm ci yow da nga xam ne ñëpp a nga jëm Touba coow la rek wax naa ko bu ngi càmbaraaxee lu lay tëb janax ba mu dawee ñëw ba xool ne na ko nan course dafa daw ba poussière bi bari janax xool ñëw ni ko suñu poussière bi maa ngi yow ni mu baree sëñ Bamba du moroom ku yàlla bind dana leer sëriñ bi ñuy rafetlu bu baax teewaayu Mañang Fay di meeru Louga di kenn ci sëriñ Abdou Fatah di taalibeem ak gouverneur Diom moom itam di taalibeem sëriñ bi ñëw ci biir kër gi ñoom ñëpp ànd nañu ñëw àndante ak Cheikh Abdou Fatah sarak ju baax ji ñëw léegi nag maa ngi jox kàddu gi président comité rural Touba Cheikh Abdou Lahad Ka mi ngi fayee Cheikh Abdoulaye Lahad wax naa ko démb ni ko président comité rural bi ñu la joxoon nga tabax ko ba benn ministre mënut a am bureau bopp boobu buñ la ko joxoon nga def ko nguru buñ la nee yaay président comité rural bi doo fa mën a dugg as gor la ab julit la waaye nag Cheikh Abdou Lahad lañ ko tuddee xaadim bu imam Aram Sali Chine ba Cheikh Sidil Maxtaar moo woo sëñ Chine rakkam ji mu jël ko jox ko te mu ngi liggéeyal sëriñ bi jël nag Alaaji Njaay mii nga xam ne amul lu muy kër sëñ Fallu teg ko ci wetam bu la woon ak bis bii Alaaji Njaay lay jox kaddu kon ñun ñëpp ñu déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi fi teew yépp yéen kilifa